wasalaatu wasalaamu alal ashrafil mursalina sayidina muhammadu rasulullahi alayhi salaatu wasalaam. ginnaaw xasbalak basmala ñoo ngi xamdala di wéeru ci xawkala di sant yàlla azwajal exalté soit-il, di julli di sëlmal ci seydul kawnayni muhammadul bashar, di wax jërëjëfe Sëriñ Tuuba jaraw làkk Maam Cheikh Ibrahima Fall, di ñaanal Sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér, di ko ñaanal Sëriñ Cheikh Jëmm, di ko ñaanal kilifa yi diine yépp. di kontaan lool di jàkkaarloo ki yéen tey ci benn waxtaan bu ñu bëgg a def ak suñu mbokku étudiants yi, étudiant Baye Fall yi, étudiant murit yi wala étudiant wu l'islam yëpp, ndax ku ñuy waxtaanee mooy Maam Cheikh Ibrahima Fall. L'islam yëpp a ko bokk, àdduna yëpp a ko bokk, et que commencer déjà à se définir comme une personne religieuse ou une personne bu nekk ci benn tarixa, c'est se dresser des limites. te Maam Cheikh Ibrahima Fall amul benn limite ci l'islam, amul benn l'islam ci humanité bi yëpp. kon waxtaan bi nga xamante ne dañu nar a waxtaan, ni ñu ko war a waxtaanal c'est des jeunes étudiants, surtout les étudiants ndigal yi nga xamante ne ñoo ngi nekk ay taalibe Serigne Cheikh Ndigal Fall. Serigne Cheikh Ndigal Fall boole woon ma nag ak ñoom pour ay may sekk ak ñoom waxtaan ci wàllum fu àdduna toll ak bu àdduna tollee fii nan lañ mën a def ba jàngale Maam Cheikh Ibrahima Fall ñu jël ko boole ko ci yi nga xamante ne moom la ñu jàngal ci grande école yi, ay management, ay marketing ak entrepreneuriat. kon tey thème bi nga xamante ne moom lañ nar a waxtaanee tey dafa nar a nekk Maam Cheikh Ibrahima Fall ak entrepreneuriat, mën nañ ci boole Maam Cheikh Ibrahima Fall ak management. kon loolu moo nar a nekk waxtaan bi nga xamante ne moom lañ nar a sekk tey. di sàkk lay nag ci mën a xëy na mën a maîtrise bi ñu war a maîtriser sujet bi dina metti, ndax ku mel ni Maam Cheikh Ibrahima Fall di ko waxtaanee te bëggoo waxtaanee côté mystique bi dafay metti. kon tey duñu waxtaanee côté mystique u Maam Cheikh Ibrahima Fall bi, li nga xamante ne doon na ko ci digganteem ak yàlla, duñ ci sori lool, ndax loolu bis bu set ñu dégg ko. dafay jar nag yenn saa yi ñun ñi nga xamante ne dañuy wuyoo Maam Cheikh Ibrahima Fall, ku wax ak ñun ne la Maam Cheikh Ibrahima Fall moo dimbali ñëpp, ku wax ak ñun ne la Cheikh Ibrahima Fall mooy ki nga xamante ne mënu woon ñàkk ci jamono. dafay jar nag bu ñu waxee loolu ba noppi ñu war a wut ay argument valable yoo xamante ne dañ koy teg ci kaw table bi ngir ku ñu waxtaanal mu mën a xam ni lu ñuy wax doy daanu. kon waxtaan bi fa lañ koy dugal. dafa di nag mbirum yàlla moo demee noonu, te Maam Cheikh Ibrahima Fall da ngay dugal ci mbirum Serigne Touba, mbirum yàlla day kenn ku nekk fa nga jàkkaarloo ci tefes gi relief boobu ngay am. nit ku nekk nag da nga koy nangul, nit ku nekk da nga koy nangul li nga xamante ne moom la gis ci Cheikh Ibrahima Fall. nit ki nga xamante ne buntu boobu lañ ko jaaralee ba mu ubbeeku ci Maam Cheikh Ibrahima Fall. ndax dafa Maam Cheikh Ibrahima Fall day géej goo xamante ne tefes gi dafa yaatu. ki nga xamante ne mi ngi ci tefesu Guet Ndar bokkul ak ki nekk tefesu Gorée, bokkul ak tefesu Ngor. kon kenn ku nekk fi mu nekk ak li mu gis da nga koy nangul relief am boobu noonu, te bañ a tuddee ñi ay daanukat wala bañ a catégoriser ñii wala noonu. déedéet, ñun ñëpp ñoo bokk ci Cheikh Ibrahima Fall, waaye kenn ku ne ak gis bi nga am ci liggéeyu Maam Cheikh Ibrahima Fall. kenn ku nekk la ci intéressé, kenn ku nekk sa parcours ak kenn ku nekk jamono ji nga xamante ne moom nga nekk dafa jouer ci interprétation bi nga am ci message bi am ci Maam Cheikh Ibrahima Fall. kon ñun ñi nga xamante ne ñun ay xale lañ te it suñu xel màcc ci lépp li nga xamante ne mooy lu ñu tënkee àdduna lu ñu koy yoree, Maam Cheikh Ibrahima Fall dafa am lu ñu jox loo xamante ne day ay wax, day ay jëf, day ay tegtal yoo xamante ne buñ ko faram-fàccee benn par benn rek nañ mën a xam degré wu Cheikh Ibrahima Fall côté boobu noonu. balaa may tàmbale dama bëgg juste qu'on définit les thèmes, parce que dafa am benn waxtaan boo xamante ne ñoo ngi jégalu ci kaddu ci baatu nasaraan yi nga xamante ne baatu tubaab yi ñu war a utiliser ci waxtaan bi. loolu nag du dara, ndax melo moom du dara. mën nañ sol costume, mën nañ waxi français, waaye du tee Baye Fall bi ñu doon moom loolu dara du ko dindi. ndax lu gën a bari Maam Cheikh Ibrahima Fall c'est l'esprit, c'est pas la lettre. même ci religion musulmane li mu ci indi esprit bi la indi, moom xaqiqa la.
kon melo bi amul solo li ci am solo mooy li nekk ci ginnaaw moo ci am solo kon foofu la ñu gën a focus kon yenn saa bu nekk wax nañ français wala ñu wax beneen baat dafa fekk ni lu ñuy waxtaan ak fu ñu koy waxtaan ak ñuñ koy waxtaanal noonu lañ ko gën a mën a déggee kon xam naa ni buñ demee ba ci biir dina doon ay baatu français yu bari waaye loolu mënta ñàkk ci waxtaan bi nga xamante moom lañ war a waxtaan ndax jamono la ñuy waxtaanee te day nekk benn instrument bu ñu war a mën a jaar pour délivrer message loolu rek la. kon balaa may tàmbali je veux juste qu'on définisse les choses parce que avant de parler des choses il faut définir les choses problème bu gën a bari ci nit ñi ci waxtaan mooy on ne parle pas de la même chose kon des fois avant de parler des choses il faut qu'on définisse les choses loolu la benn philosophe par essence wax mais il faut qu'on définisse les choses et que définir les choses nous aidera à donner un peu à mettre de l'objet sur les choses nous aidera à délimiter la chose nous aidera à savoir de quoi nous parlerons, comment on va y parler. On a dit Mame Cheikh Ibrahima Fall, entrepreneuriat, management. Loolu mooy le thème, la triptyque. C'est-à-dire qu'on parlera de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Définir Mame Cheikh Ibrahima Fall, c'est un peu définir l'état civil de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Cheikh Ibrahima Fall kañ la gane jamono fan la jaar ba ak sëriñ bi ak lu gën a doy waar ban contexte la ñëwee ci àdduna. Rôle de régulateur social bi nga xamante ne jur na ko ci peuple Sénégal ndax it dañoo war di gën a fonk suñu mag ñi nga xamante ne ñoom ñooy l'histoire du Sénégal ñi nga xamante ne ñoom ñoo marqué histoire bi ndax it nit bu xamul histoire am du mën a xam ku mu doon et que les communautés sont formées par des individualités. Et chaque individualité vient avec une histoire différente li ñu lay wax sa biir kër ci sa maam bokkul ak lu ñuy wax keneen ci sa maam c'est-à-dire que somme des individualités yooyu noonu ak loolu mooy di communauté kon communauté c'est formé par des individualités yooyu nag ils sont liés par une histoire commune bu nekkee jàngale woo leen nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo formé histoire dëkk bi histoire nit yooyu nit ñi bu ñu ñëwee ci communauté bi ay différence la ñuy am mais bu nekk ils ont la même perception de leur histoire ils ont une compréhension parfaite de leur histoire kon bu ñëwee ci biir communauté bi dañuy ëndaale lekk boobu noonu loolu mooy mën a former seen identité comme ni ñu ko Cheikh Anta Diop waxee waxtaan Mame Cheikh Ibrahima Fall tamit dafay fekk day indi lu Peter Drucker waxoon dafa ne toute forme d'organisation fût-elle prospère en Europe ou en Occident ne saurait être efficace dans nos territoires si elles ne sont pas calquées à nos réalités socio-anthropologiques loolu dafa am solo xeetu xam-xam boo mës a dégg ci àdduna boo ko bëggee jëlee territoire A yóbbu ko territoire B il faut nga xam ñi ngi koy jox il faut nga xam seen passé il faut nga xam yan façon nit la loolu mën a permettre nga mën a implanter ko foofu ngir mu mën a am benn plus-value kon waxtaan bi foofu lañ koy tënkee suñu Mame Cheikh Ibrahima Fall nag moom entre fin 19e siècle début 20e siècle ci la def jamono boobu nag le Sénégal était un peu marqué par la dislocation des empires Bawol Kajoor Tamel léegi mu amaat beneen nouveau ordre bi nga xamante ne moom la Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul indiwaat bu muy indiwaat nouveau ordre boobu noonu il fallait qu'on réorganise la société sénégalaise ndax boobu ñi ngi xeex ak benn ennemi bu am doole bu ñuy wax tubaab bi ki nga xamante ne au-delà des explorations nga xamante ne dafa ñëwoon pour suñu ay recherche dafa ñëwoon it pour changer suñu façon nu ñu xalaatee les missionnaires bëgg ñoo def ñeneen ñu dul doon on parlera de syncrétisme culturel indil ñu ay façon de penser façon de wax ak façon de voir les choses bu différent ak li nga xamante ne moom lañu am c'est-à-dire que bu ko réussir na ko bu baax a baax ndax il y a deux choses il y a être un assimilé et être un assimilant être un assimilé c'est ki nga xamante ne buy wax day mel ni tubaab bi sol tubaab ba noppi di xalaat tubaab un assimilant mooy mën na sol kon tubaab bi wax kon tubaab bi mais xol beeg xel bi ak jëf yëpp boo ko tënkee day bokk ci li nga xamante ne moom mooy culture am kon on parle d'assimilant yàlla nañ bokk ci assimilant yi bokk ci assimilé lu ñu def yëpp ñu mën ko ak ñoom waaye bu ñu waree raam bu ñu waree joxe addiya bu ñu waree sikari bu ñu waree jàng suñu xas da kon Serigne Touba boobu dafa ñëw avec un projet social le projet social c'est que africains yi ci boppam nit ñi ci boppam
ñu doon ñu bañ a doon ay tubaab. bon loolu nag dafa metti woon ñu liggéey ndax tubaab bi fu mu tegee dara rek Serigne Touba dafay teg day teg leneen ci ginnaawam. on se rappelle de l'anecdote bi nga xamante ni Serigne bi dañ ko ñëwoon proposé ko ndax école française mën na am mu laaj ñetti conseil mi kenn ki ne ko déedéet kenn ki ne ko waaw kenn ki ne ko waaw ñoom mën nañ indi làkk bi waaye yar bi ñun ñoo ko yoral suñu bopp def naa sëñ moo dem la joxoon école boobu noonu. c'est dans la même lancée que Mame Cheikh Ibrahima Fall dugaloon ay doomam ñu dem jàngi tubaab ku mel ni Serigne Bass ku mel ni Serigne Aliou Fall Mbaw sama Mame Cheikh Assane Fall mu ne leen dama bëgg bu sëtu Serigne Touba yi bu doomi Serigne Touba yi mënul làkk tubaab samay doom làkkal leen tubaab. kon Mame Cheikh Ibrahima Fall idéologie boobu la amoon dafa amoon idéologie bi rejoindre un peu sama maam El Hadj Malick yu mu doon wax maam El Hadj Malick dafa mës a wax ni sëriñ mooy nekk ci ginnaaw taalibe waaye bu jamono lëndëmee taalibe bi day jiitu sëriñ bi di ko niital kon ñun ay niitukaayu jamonoy sëriñ bi la moo tax am na yenn yoo xamante ne ñoo ko war a mën a xam ngir bu ñu demee ba lu mel ni politique wala lu mel ni entrepreneuriat xew ñu mën a am suñu rôle à jouer. kon loolu mooy soubassement wu les travaux préparatoires sur Mame Cheikh Ibra Fall et management et prépa. kon bu ñu ñëwaat pour définition Mame Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall day ko xamante ni daf fii la juddoo ami mbokk bokk ci famille Fall. ñu xam ni le nom Fall c'est un peu waa Faaleen nga ñi nga xamante ni ils sont destinés au pouvoir temporel ñi nga xamante ne ñoom la ñu war a fal moo tax naan paleen nga ñii la ñu war a fal kon Mame Cheikh Ibrahima Fall foofu la bokk ci faleen nga. pourquoi wax loolu dafay important parce que jamono jooju sëriñ moo fi amoon ab garmi après la ceddo ñëw ceddo nag bokk la garmi ba léegi garmi mooy ki nga xamante ne moom noble la son sang c'est un sang précieux. ceddo nag mooy ki nga xamante ne c'était un guerrier brutal et sauvage très alcoolique koo xamante ne bi tubaab bi ñëwee bëgg changer nomenclature Sénégal dafa utiliser ceddo yi jox leen ay armes am ñu mu jël ci garmi yi def leen ay ceddo jox leen ay armes ngir ñu mën a dal ci garmi yi pour mën a lëkkaloog tubaab bi yore destiné wu Sénégal foofu la événement ceddo jógee moo tax j'aime pas le mot ceddo je préfère ñu ne garmi la woon. ci la jógee boobu moom bokk na fi nga xamante ne ñëpp fa lañ bëggoon nekk mooy maanaam ay ñu sant Fall ak mooy doomi Amérique mbokk Amérique ngoone sobe Fall ak wala ñu ne la mbokk ay Manel Fall ceddoog yooyu yëpp ay mbokk lañ Faaleen googu la bokk. bi mu bokkee ci Faaleen googu bi sëriñ bi indee projet am dafa jógee ci Faaleen ga dem ci fi nga xamante ne kenn bëggu fa woon bokk parce que boobu sëriñ kenn bëggul woon bokk kenn bëggul woon nekkub sëriñ Touba moo revaloriser sëriñ mais ab sëriñ kenn bëgg ko woon kenn bëggoon bokk ci moom. boo xoolee toute histoire di nga gis ni Maba Jaxu Ba dafa nootoon sëriñ lépp loolu moo tax sëriñ bi maamam jëlee ko sëñ Maam Mor Anta Sali ñëwoon ba Poroxaan parce que Maba Jaxu Ba daa jëloon tout ñi nga xamante ne sëriñ lañ ci l'islam boole leen après Lat Joor jëlaat Maba Jaxu Ba jëlaat Maam Mor Anta Sali yóbbu ko Pataar kon sëriñ Touba moom it en ce moment mi ngi nekk de royaume en royaume parce que waajuram sëriñ la woon te sëriñ bi nga xam Maam Mor Anta Sali sëriñ la woon te sëriñ bi dafa waroon di def atte l'islam atte fiqh pour buur yi kon sëriñ bi tamit moom mi ngi nekkoon ci transformation sociale boobu noonu mu gis la dislocation des empires parce que à la bataille où Maba Jaxu Ba a perdu devant les séeréer nga xamante ne Maba Jaxu Ba moom arméem sax moo gënoon rëy armée séeréer yi mais il était très désorganisé comme guerrier moom du woon ab guerrier mënul woon xeex lool amoon na armée waaye moom nga xamante ni bu muy xeex ak séeréer dafa jël armée bu rëy boo xamante ne armée bi rek xajul siin mais peut-être que ñàkk discipline militaire moo tax séeréer yi gagné ko bu ko séeréer yi gagné nag Maba Jaxu Ba wàcc liggéey foofu noonu fekk Majooja Fall mi nga xamante ne moom moo nekkoon le Damel du Kajoor nga xamante ne moom la Lat Joor moom la tubaab bi jàppale woon
am fa ay problème tubaab yi indiwaat Lat Joor mu delluwaat mu dellu nekk Damel. Dafa indaale Maam Mor Anta Sali bàyyi ko Pataar foofu la sëriñ bi juste pour vous dire que sëriñ bi moom dafa xam histoire politique sénégalaise kon dafa jëflanteeg tubaab yi ba mën a nekk seen biir mën a xam ban forme d'organisation la mën a génne pour contrecarrer li tubaab bi indi juste pour wane ni sëriñ bi moom historiquement dafa nekk ki nga xamante ne c'est le régulateur social sénégalais. bu ñu demee ba fin bi nga xam ni Maam Cheikh Ibrahima Fall sax li gën a doy waar li mu def mooy bu ñu demee ba lu mel ni Damel bu ñu demee ba mel ni Kajoor ak Bawol yooyu yëpp perdre seen nguur Serigne Touba dafa wax bu am solo dafa ne Maam Cheikh Fall de li mu ma defal rëy na lool. ñu ne ko Mbàkke lan la Cheikh Ibrahima Fall defal mu ne ceddo yi de dañuy nit ñoo xamante ne dañoo bëgg barke bi seen barke gi jeexee ñu gis sama barke gi ñëw te sama barke du jeex dañoo daw ñëw song si ma Maam Cheikh Ibrahima Fall lal sama digganteeg ñoom ba dara takkuma loolu nag lu sëriñ bi bëggoon wax foofu noonu mooy ceddo yi bi nga xamante ne xam nañ ni léegi seen pouvoir jeex na te it ay conflit latent waroon na mën a am Maam Cheikh Ibrahima Fall dafa fexe ba dem kër ceddo yi jël fa ay soxna bool leen ci biir këram bu mu leen boolee ci biir këram ñu wujjante fa amante fa ay doom loolu day mën a tax doomu diw ak doomu diw bu ñu bokkee bàyyi duñu mën a xeex loolu dafa régulariser histoire Sénégal. il avait jël na ñaari doom yoo xamante ne ay doomi Lat Joor lañ jël doomu Amari Ngoone Sobel Fall jël la veuve de Demba War doomu Barak Mbodj loolu ku ko def Sénégal mooy jël nga Sénégal yépp teg ko sa biir coupole kon Cheikh Ibrahima Fall kooku la bés ci biir réew bi ki ñuy waxtaanee juste on veut le placer dans l'histoire du Sénégal. loolu jeexagul bu ñu dem guerre mondiale Maam Cheikh Ibrahima Fall bokk na ci ñi indi le contingent bu ëpp nit ci guerre mondiale jël taawam ku ñu wax Serigne Fallou Fall yóbbu ko ci guerre bi jëlaat beneen doomam sëñ Ablaye Fall Ndar am na kilifa yu bari nag def nañ ko def naa sëñ Babacar moo demoon ci awoon yëpp mais pour te dire que lu ci am solo rek mooy dafa jël ñaari doomam boole leen ci biir kon Maam Cheikh Ibrahima Fall du koo xamante ne bokkul ci réew mi wala dafa xëy suba teel ak ñu gis ko mu sol ñu la rek sëriñ bi day koo xamante ne bu réew mi di réew mi am na fi taxawaay boo xamante ne dafa war a jar ñu jàngal ko waa réew mi. kon loolu mooy Maam Cheikh Ibrahima Fall bu mu gisee Serigne Touba nag foofu la waxtaan bi commencé dafa def ay pratiques managériales ay pratiques organisationnelles yoo xamante ne ba léegi nii ça défie vraiment toute forme d'organisation ndax Serigne bi. moom yàlla saxoon na ko sax goo xamante ne du ma ne amut woon temps wu organisé mais la mission de teg yoonu murit ak maanaam li nga xamante ne moom lañ tënkee yoonu murit Maam Cheikh Ibrahima Fall la ko joxoon. yaa ngi dégg Serigne Bassirou Mbacké ay un livre boo xamante ne à tous les jeunes étudiants je vous le conseille de le lire ça s'appelle Les bienfaits de l'éternel Serigne Bassirou Mbacké mi ngi ci bind d'expliquer le contrat que Maam Cheikh Ibrahima Fall a signé avec Serigne Touba. ci boobu noonu Maam Moussa Ka naan kaay ma wax la bis ba nax ma wóor ñaar fukki fan ci weeru ko bisub dibéer keroog la mbir ma wóor Serigne Bassirou moo ñu ko nettali mu ne Maam Cheikh Ibrahima Fall dafa wax lu am solo foofu Serigne Touba bu ñu ñëwaatee ci biir waxtaanu nan la entrepreneur wala mel da ngay xool nan la Maam Cheikh Ibrahima Fall seetee Serigne Touba maanaam moi je me dis que le premier pas vers l'entrepreneuriat ou les prémices de l'entrepreneuriat de Maam Cheikh Ibrahima Fall mi ngi ko def ci diggante ni mu gisee sëriñam yàlla nga xamante ne moom tamit yàlla moo njëkk a jàngal entrepreneuriat parce que entrepreneur moom lu ma def ci war sonn mooy da nga war a am idée dox ci idée bi jaral la nga sonn parce que every dream have a cost la américain bu wax dream bu nekk dafay am njëg boobu nag mooy li ngay moom njëgam nag moo doon seet sëriñ bi yàlla dafa tabax àdduna lundi ba samedi bu ko neexoon mu ne kun fa yakun mais daf ñuy won ni loo war a def danga ci war a sonn encore kon Maam Cheikh Ibrahima Fall dafa sonn ci seet sëriñ bi yaa ngi dégg Maam Moussa Ka di ko wax yàlla mi ko moom l'information est venue de Dieu moo ko ne Bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe raasi ko c'est la recherche vers Serigne Touba kon Maam Cheikh Ibrahima Fall il a eu l'information il est parti vers la quête de l'information loolu rek jàngal nañ fi nan la jàngkat bi wala nan la entrepreneur war a sonne ci idée pour dem fa
bu mu demee ba ci sëriñ bi lii la ko wax daf ko ne mais tànku yàlla yi laa topp ba mu indi ma ci yow boo ma waxee fu mu fëlee ma dem bàyyi la. gis nga audace ak motivation boobu noonu am ci Cheikh Ibrahima Fall. Et on parle juste de la mystique, mais mystique bu Mame Chara Fall dañ ci mën a jàngaatee suñu beneen vision dégg nga li mu wax te ci yàlla lañ jëm ñoom ñaar de àdduna taxu leen jóg mais mu ne ko tànku yàlla laa topp ba mu indi ma ci yow ba mu waxee fu mu fëlee ma dem bàyyi la. Serigne Touba it gën ko bari àll ne ko man de alayhi salaatu wasalaam mi nga xamante ne moom lay liggéeyal bi ma xamee ni suuf si lay dox ak maanaam bidéo yi ko do tiim laa xam ne danaa ko mën a liggéeyal ba am ci moom garaat bu kenn amut. kon xam nga ñaar ñooñu boo bokkee ci ñoom waroo nangu kenn di la jàngal motivation, waroo nangu kenn di la jàngal nan nga war a mën a sonnee ci dara. ndax kee nga xamante ne moom nee na wër na ku muy gis ba gis ko ne ko nag boo ma waxee fu mu fëlee jaral na ma dem ñu ne la jaar na fu ne ngir am loolu. ak ki nga xamante ne moom motivation rek mooy xam ne yàlla mi nga xamante ne moom mooy maye te moom mën na ko may ci yonent bi loo xamante ne ndigam fekk fi alayhi salaatu wasalaam am na motivation wu am ci yàlla nangu sonn ci loolu. mais sëñ bi loolu c'est la plus grande preuve de la motivation bu nit mën a am. c'est que booy dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'entrepreneuriat dañ lay jàngal ni li gën a metti ci nit mooy am motivation. li nga xamante ne dafa war a nekk ab belief system on you, loo xamante ne dafa war a nekk sa benn mindset nga xamante ne da nga naan hey I can do it, wala nga ne if I can dream it I can hold it. loolu xamante ne dañ la koy wax di la jox motivation ngir nga xam ne dangaa war a yeewu suba teel dem nga xam ni dem wuti lu bees, wala xam ni loo gis sa àdduna yow mérité woon nga ko. loolu mindset management mindset entrepreneur boobu noonu ñoom jàngal nañu ko ci seen premier daje bi. buñ demee ba suuf si biir waxtaan bi dinañ fa gën a yegg. damay bàyyi Mame Cheikh Ibrahima Fall ab sëriñ bi foofu noonu tuuti ñu mën a waxtaan ci management ak entrepreneuriat mën a boole ci biir. quand on parle d'entrepreneuriat, c'est cette définition de l'entrepreneuriat que j'aime. dafa am benn tubaab wax bu am solo. tubaab bi nee na l'entrepreneuriat c'est faire de grandes choses avec de petites choses. C'est ça un peu, c'est ça pour moi la plus belle définition de l'entrepreneuriat. Faire de grandes choses avec de petites choses. Lii laa définir l'entrepreneuriat. Pour management dama koy définir le mot anglais, parce que anglais ñoom dañoo simple ci définition. To manage mooy en anglais c'est tirer d'affaire, nan nga koy lijjantee. kon loolu ñaar yooyu mooy yi nga xamante ne moom la ñu war a définir ngir boole ko ki ñu waxtaanee Cheikh Ibrahima ngir mën a ci am benn sauce boo xamante ne ku ko mën a siimee sab cere da nga mën a am fii am fële. bon léegi dafa am benn baat bu ne seen diggante le mot travail. le mot travail dafa am beneen baat bu mu dendal bu ñu wax xidma boo xamante ne dañ koy boole te bokkul. kon dañuy définir travail, définir xidma ngir ñu bañ ko boole. ndax des fois nit ñu bari dañoo foog ni bu ñuy travail ñoo ngi xidma te des fois nduroo na te bokkul. Le travail en économie mooy toute activité morale ou intellectuelle en contrepartie de laquelle on reçoit une rémunération. loolu mooy travail. mais le mot xidma c'est autre chose que cela. xidma wu Serigne Touba, xidma wu Mame Chara Fall boo ko bëggee xam da nga leen di dugal dans le sens dans l'aspect mystique qu'ils sont encore une fois. xam nga Mame Chara Fall dafa wax lu am solo. yàlla dafa ne sëriñ bi wama arsalna ila rahmatan min alamin. nous vous avons yàlla dafa ne yonent bi ci Alquran wama arsalna ila rahmatan min alamin. nous vous avons fait descendre pour que vous soyez la miséricorde pour toute l'humanité, avec comme bashiran wa naziran yi nga xamante ne moom mooy attribut yi nga am. Quand la xidma du prophète c'était de propager un peu la miséricorde divine. C'est ça sa xidma, loolu moo nekkoon mission. Et que Serigne Touba bu ñëwee ne za xidmatin lil Moustapha Abdou Sakor wala mu ne la lil Moustapha nawaytu maa yujaddidu, daf lay expliquer ni moom xidmaam tamit mi ngi ko teg ci xidma alayhi salaatu wasalaam. kon xidma yi Serigne Touba mooy dimbali alayhi salaatu wasalaam ba mu propager miséricorde divine bi. loolu moo tax Serigne Touba nekk yërmande ci ñëpp. loolu moo tax bu muy wax
li mu doon dafa ne Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis un asile, un recours, et quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà doit se réfugier auprès de moi. loolu la Serigne Touba wax ni mooy mission am parce que moom fi nga xamante ne fa la jëlee mission bi si alayhi salaatu wasalaam lii la doon def moom loolu la waroon def. Maam Cheikh Fall nag moom dafa ne Serigne Touba wax na lu mu war a wax waaye jëf gi maa ko war a jëf. kon Maam Cheikh Fall tamit bu Serigne bi di liggéey bu Serigne bi di liggéeyal bu Serigne bi di war a xitma wu alayhi salaatu wasalaam Maam Cheikh Fall moom moo war a indi les principes managériels yi nga xamante ne moom mooy mettre en place nan lañ war a définir xitma bi ndax ñoom dañoo am benn contrainte. Sëñ Abdou Lahad moo ko nettali Baye Fall dafa leen ne kaay ma wax leen lan la fan la Serigne Touba ak Maam Cheikh Fall àndee mu ne leen Serigne Touba de moom yàlla daf ko woo ne ko alayhi salaatu wasalaam moom liggéeyam bi dafa yore dafa jaral yeesal dafa soxla mujaddid ki nga xamante ne may wàcc yeesal ko waaye yow mii laa si wóolu damay sàkk sama gémm boole ko jëmale sa salaam yónni la ci àdduna. Serigne Touba ne ko waaw loolu mën naa ko waaye li ci problème mooy da nga leen wax ni alayhi salaatu wasalaam mooy le sceau des prophètes ñoom xam nañ ni xaaruñu beneen prophète yan ab yi nga ma war a mën a solal pour su ma wàccee gars yi mën a dégg sama mission bi. Sëriñ bi yàlla solal ko yérewu xaadimu rasul ne ko nag da ngay wàcc dem nekk xaadimu rasul moo tax Sëriñ Tuubaa bëgg turu xaadimu rasul boo déggee xas la yu mel ni jaalibatul maraaxib muy tàmbalee Yahudu Abdullahi boobu noonu moom dafa bëgg xaadim moom xaadim mooy mission foog mu jël ko bu mu nekkee xaadim nag dafa ne yàlla waaye nag mënuma yegg naan man la foog ma am kenn koo xamante ne mais moom mooy ñëw ne ma man la. kon Maam Cheikh Fall ci terme marketing bi mu ne ko danaa la indil benn marketeur koo xamante ne moom day jaay produit yàlla. kon Maam Cheikh Fall Serigne Touba day produit bi nga xamante ne saa borom moo ko indi Maam Cheikh Fall moo war a gérer aspect marketing mu Serigne bi moo ko war a jaay moo ko war a drop it low break it down pour nit ñi mën koo xam moo tax muy wax waxam yu rëy yooyu naan doom Sëñ Tuubaa bu dee yoon fu mu jëm man mii Maam Cheikh Fall maay yoon wi wala mu ne la yoon bi la ma fi doon deful dinañ dem ba jëmmi jamono lu bari dana tuddoo Sëñ Bamba waaye doom la ma fi doon def ku ko fi def loolu la ko fi defoo lu defoo yoon wi kon Maam Cheikh Fall mooy yoon bi daf naan doom maay yoon bi wala mu jekki-jekki ne leen yoon bi bu doon sëy bu tasee man lay jox cen gi parce que contrat boobu la am ak sëriñ bi ci kanamu yàlla ne ko damay wàcc su mu wàcc jamono dama koy wane. loolooy waral ñàkk julli bi ñàkk woor bi duñ ci yàgg waaye dafa ne yàlla moom it ci jataay boobu ki nga xamante ne yónni nga ma ngir ma xamale ko su ma ko xamalte du ma tal leneen taluma liggéey bi laay def su ma ko defee matal naa ko yàlla na ko may naa la ko. loolu moo tax sëriñ Muntaxa naa nañ bàyyi Faal ak seen melo loolu beneen waxtaan la ndax moom yàlla dafa jël moo tax mu sant Faal tamit yàlla jël faxalut li ma yurit jël Faal bi boole kook moom ne ko santal Faal te dem. mais bon ça c'est un côté mystique du thème buñ fi juddee dañuy dugg ci ay daanu te dañuy fàtte suñu thème bi nga xamante ne moom la ñu war a waxtaanee. bon kon wax nañ ni travail xidma bokkul donc ñu ngi si management ak entrepreneuriat encore léegi. En tant que Baye Fall, tu dois te poser certaines questions. Et ces questions-là, si tu parviens à répondre à ces questions, tu as vraiment un peu clos le débat. La question, c'est dans quelle mesure et de quelle manière le cheminement spirituel Baye Fall peut-il influencer le développement des Sénégalais? Voilà, comment identifier et repérer ces progressions? Quels sont les déclencheurs de la spiritualité qui se manifestent tant au niveau des individus que des organisations? Voilà, en fonction qu'ils soient consommateurs, j'aime bien cette question, en fonction qu'ils soient consommateurs, collaborateurs, vigilants, quelle est la part de la Baye Fall dans la mission? Si on répond à toutes ces questions, mais on peut facilement clore le débat et que nous avons un petit dara. En façon qu'ils soient consommateurs, collaborateurs, dirigeants, quelle est la part du Baye Fall? yow mi nga xamante ne Baye Fall nga pare nga sa jàng tu vas être manager wala tu vas être entrepreneur lan la Maam Cheikh Fall wax boo xamante ne boo ko booleeg li nga jàng nga am successful ci loolu noonu ñu tàmbale ko fii daf la ne jëf jël li nga wax ci jëf jël ñaari baat nga xamante ni ñëpp xam nañ ni moom Baye Fall moom mooy jëf jël entrepreneuriat waxoon naa la mooy faire des
faire de grandes choses avec de petites choses mais loolu mooy jëf jël. kon yow Baye Fall bi dangaa war a xam ni dangaa war a jëf ngir am dara boo ñëwee Amérique dañ la naan time is money wala ñu ne la wax moom jëfa ko ëpp action speak louder than words dañ la koy wax si dañ la koy wax nga xamante ne noonu la ñuy tënkee entrepreneuriat wala ñu ne la it's not about what you take from the world but what you leave. It's not about what you take but what you leave. So du loo war a jël ngay laaj ci dëkk ba lan nga fi war a bàyyi kon Mame Charam Fall bul ne jëf jël da ngay décortiquer jëf jël bi nga ne man lan laa war a jëf lan nga mën. Every single of you guys kenn ku nekk you got something on you got some greatness. kenn ku nekk am na leen loo xamante ne moom am na ko muy lu rëy loo xamante ne mi ngi ci moom di nelaw waaye boo def Baye Fall buñ la jëfloo da ngay xool li nga xamante ni moom nga ko les aptitudes yi nga xam ne mi ngi ci biir yow nga génne ko jëf ko ngir jëf jooju moo lay mën a permettre nga mën a am addiya boo yóbbu ci sëriñ bi kon da ngaa war a jëf kon jëf bu mënta ñàkk kon jël bu mënta ñàkk jëf faaw mu am foofu la jëf di tàmbalee kon yow en tant que Baye Fall bu la sa sëriñ waxee jëf jël war nga ko def en terme de religion que yow sa jëf da ngaa war a xam ne hey Baye Fall la maa war a jëf te boo waree jëf xam-xam la ñuy jëfee boo xamut doo jëf kon xam day dugg foofu noonu yaa ngi dégg wax ji wala mu ne la fu waay yam yaa fa yamale sa bopp mais Baye Fall loolu ku ko dégg rek da ngay dégg muy nettali naan bi mu demee bay dugg Mbàkke Kajoor dafa dégg malaaka yi naan ku fi njëkk a gën mu xam ni lu tax a gën la njëkkeewul ba mu ñëwee mu xam ni mu ne sëriñ bi fu waay yam yaa fa yamale sa bopp. américain na la sky is the limit la lay wax ci entrepreneur nga xamante ne loolu la ay mag ay yu mel ne ay Les Brown di def ay show ñu leen di fay ay 10,000 people na sky is the limit di la jox yéen di la empower di la jox ay podcast di la jox ay tips yoo xamante ni moom nga utiliser pour def loolu mais Mame Charam Fall wax na la ko bu yàgg na la fu waay yam yaa fa yamale sa bopp nga xam ni yow si Baye Fall nga dara waru ko mënu ñàkk dara ndax sa sëriñ moo la jàngal ni kenn mën laa arrêté yow yaa mën a arrêté sa bopp li nga xamante ni moom moo la war a mën a teree am li nga war a am ci yow la nekk new ci keneen te Mame Charam Fall loolu la jàngal la preuve santul Mbàkke du rakkub sëriñ bi du magub sëriñ bi nekkul daara Maam Monta Sali waaye boo demee si jumaa ja moom lañ ko tuddee mais jëfe ko may yamalewul boppam dara dafa ñëw jëf xam ne bu jëfee am jëf ba raw nga xamante ne Serigne Touba ni mu toll nga naan jërëjëf Serigne Touba si teg jaraw la ko Mame Charam Fall wala nga gis jumaa ji ni mu toll ñu teg ko Touba Fall mais jëf moo ko may kon yow bu nekk da nga identifié wu ci kooku mais yow tu es un entrepreneur déjà parce que xam nga da ngaa war a jëf da nga war a xam ne waroo ñëw di topp ci ginnaaw nit da ngaa war a xam ne hey Serigne kii bu mu ñëwee dafa xàll yoonu boppam teg dara lu dëgër boole kook jëf am commitment bu mu ko def leneen nga xool nag ci vie Mame Charam Fall jëfkat la woon liggéeykat la woon bu ñu paree ci xidma bi dañu xool baatu travail bi nga xool bu ko sëriñ bi di yóbbu Ndar muy dem gis Mame As Camara xamante ne sëriñ bi ñu tamit ñu xool formation Mame Charam Fall 3 ans la ko sëriñ bi formé mu am licence am xëy dafa am ay bac plus leneen ci sëriñ bi noonu nga koy mën a xoolee ndax dafay naan ñetti at yi Damel Samba Lawbe moom Kayoor moom ñetti at yooyu ci la tar bi sëriñ bi yeewi ko mais mu am waxtaan bu am solo mu waxtaan ak sëriñ bi mooy sëriñ bi mu ko tegee moom sëñ Ndam Abdourahmane Lo sëñ Massamba Diop Sam defe naa Cheikh Rahma Sarr Ndiaye mu ne ko loo gën a bëgg mu ne ko ma gën laa bëgg loo bëgg ma defal la sëriñ Cheikh Ibrahima Fall mu ne ko ma gën laa bëgg loolu mi beneen principe bi nga xamante ne foofu leen toll ci àdduna mooy love can do dañu naan entrepreneur yi gën a ëpp succès ci àdduna mooy ñi nga xamante ne nekkuñu fi parce que dafa am marché bu fi am dañ fi nekk parce que ñoom dañoo bëgg lu ñuy def xeetu entrepreneur boobu mooy entrepreneur bi nga xamante ne bëgg day dugg ci xolam mooy ki nga xamante ne bu yeewu di dem ci atelier am di def dara wala bu yeewu di ubbi ordinateur bi di def dara moom defu ko ngir xaalis daf ko def parce que dafa bëgg Mame Charam Fall daf ñoo jàngal ni loo bëgg a def da nga koy bëgg ba noppi principe bëgg lu doy waar la xam naa dinañ def yeneen waxtaan yoo xamante ne ci bëgg rek lañ koy teg waaye pour wane ne entrepreneur daa war a bëgg dara
boo bëggul li ngay def, boo bëggul sa produit bi nga war a créer, doo ci am dara. moo tax bu ko Serigne Touba nee loo gën a bëgg ma defal la, mu ne ko ma gën laa gën a bëgg daf ñu wan ni bëgg am solo ci àdduna, nu bëgg mën a régler problème yi. mu jóge ak 0 franc sëriñ bi yeewi ko defal ko ñaanu sëriñ bi nag mooy lépp. mu yegg ak moom Ndar, bu muy ñëw kër maam askam rek dafa doon yalwaan. waaw imagine toi ki nga xamante ne dafa yalwaan kër maam, dafa doon yalwaan muy soog a dugg. ak bu muy génn Ndar am na plus de 250 boutiques yoo xamante ne c'est répertorié, tubaab bi bind na ko, yoo xamante ne ay boutiques yoo xamante ne moom moo ko jël loué ko di ko fa jaay, di ñaw, di fa jaay ay culture maraîchère, di bay, di fa jaay culture maraîchère, ba nga xamante ne fa lañ ko jëlee Guet Ndar yóbbu ko Bopp Jaara Mbay, mu am fa ay tool, nekk farm di bay. mbay googu noonu ak produit yu baax yi mu doon def ci bay bi, ak xeetu entrepreneur bi mu doonoon, mu xam ni tubaab bi dafa bëgg lu set, mu boole ci ay qualité yi nga xamante ne moom moo waraloon mu nekk xaritu tubaab bi. ndax tubaab bi bu mësaan ñëw ci marché bi day xool légumes yi gën a frais, mu ne ku moom légumes yi, ñu ne ko lii de ku ñuy wax Mame Charam Fall moo koy kii, mu ne ko kii de toolam bëgg naa ko gis. ci la xaritoog tubaab bi ba tubaab bi tuddee ko doom, mooy Cheikh Ibrahima Fall Card boobu ngeen di dégg. kon kooku déjà wane na façon entrepreneur bu mu doonoon Ndar, ku jóge 0 franc ba am fa 250 boutiques. mais loolu mooy la base de l'entrepreneuriat. mu jóge Guet Ndar gars yóbbu ko Bopp Jaara Mbay. Mame Charam Fall nag defaat li nga xamante ne loolu sëriñ bi moo leen ko jàngal. sëriñ bi il est très organisé. yoon bi dafa am organisation boo xamante ne sëriñ nga gis au sommet, donc sëriñ bi topp ci rakk yeeg mag yi ak seex yi. boo bëggee may crédit sa bopp ci wax boobu na ngay déglu Mame Moussa Ka xarnu bi. mu ne sëriñ bi ñoo ngi dekk ñaan faxir dafay nangoo dagaan, ñoo ngi lay dagaan ci Moustapha mi nekk Mawrak Safar, mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam, ak Moustapha mi ngi déggal xarnu bi, mooy taawu sëñ Bamba, ak mboolem ay rakam, sëñ Fallou, sëñ Modou, sëñ Abdoulaye ba sëñ Mourtala, ak seeni baay yi ñu am, Maam Mor Jaara, Maam Cerno, Maam Cheikh Anta, ak mboolem ay seexam. Serigne Touba noonu la organisé yoonam, Mame Moussa Ka jàngal ñu ko. waaye cheikh yooyu Serigne Touba dafa def ci li nga xamante ne moom la Sénégal soxla fi mu toll nii, moom lañu war a dimbali. moo tax c'est la question de savoir c'est la question de savoir quelle est la spiritualité, comment le Sénégal rek bu jàngee ci déconcentration ak décentralisation, dina xam ne sëriñ bi du moroomu kenn. mu décentraliser seex yi nag yóbbu leen acte 3 de la centralisation bu génne sëriñ bi bu mu koy def yàgg na, jël seex bi ne leen kenn ku nekk dellul fa nga nekkoon, wala nga dem sàkk bërëb bu bees def fa liggéey bi. ñu décentraliser yoon bi. Mame Charam Fall nekk ci processus de décentralisation boobu noonu. jóge Ndar xam ni Ndar am na dara, waaye Thiès ma ngay commencé am. mu dem Thiès dëkk fa. fi Mame Charam Fall doon bayee Thiès tey sëriñ mooy Daaru Bayre, sëriñ Amdi Khady Fall nekk fa, sëriñ Cheikh Ndigal Fall am fa wàllu. boo ko boolee c'est plus de 40 milliards de francs CFA sa valeur marchande en ce moment-là. je me répète, plus de 40 milliards de francs CFA boo boolee terre yi, te Mame Charam Fall mi ngi fi génn 1930. il y a pas plus grand entrepreneur que cette personne. il y a pas plus grand te it bi ci ëpp solo mooy ni mu organiser woon travail. maa ngi lire benn livre waa ji di wax Mame Charam Fall ne ma man de li ma jaaxal si Mame Charam Fall sëriñ la, waaye il vient au tribunal chaque semaine pour ses affaires. déjà man sax xaw ma dama koy définir comme un homme d'affaires wala un marabout. xam nga nan la doon signé Mame Charam Fall. marabout, homme d'affaires mooy signature Mame Charam Fall. ngir dégg àdduna, ngir xam ni liggéey, le travail paye. nga xam ni liggéey rek moo lay may dara. nga xam ni bii nga manager lu ñuy wax Mame Charam Fall moo ko njëkk a def. et que quand on parle de management tamit, mais c'est juste tirer d'affaires, et que la plus grande partie du management c'est le fait de pouvoir gérer des personnes. Mame Charam Fall nag loolu la mënoon. Serigne bi Touba nga xamante ne li gën a doy waar ci Serigne Touba mooy nan la mënoon manager borom xam-xam yu toll noonu ci moom, ñu toppee ko ngir yàlla, ba noppi di ànd ak moom ci àdduna, kenn ku nekk mën dara di ko def. sëriñ bi délégué la benn tâche,
om te da ko mën ba pare sëriñ bi dafa doy waar moo tax ñun waruñoo mën a xool feneen dañoo war a xool fi ñu am. Encore une fois, j'ai dit que toute forme d'organisation, aussi prospère qu'elle va être, il doit être copié sur